Professor Thierno Omar Barry yéen a ngi Sénégal fu mu nekk nii Sénégalo Gambia secrétariat bi moo leen fa yónni pour ngeen fekkee meeting bi nga xam ne moo nekk diggante président diggante Gambia ak Sénégal meeting bi lan la umba. waaw salaamaaleykum ñi ñooy déglu di ñu seetaan di la gërëm yow Ibrahima Balde Chief Balde li nga laajte dafa am solo xam nga fi ñoo war a njëkkaa doore waxtaan gi mooy lan moo séq diggante Gambie ak Sénégal tey bañ nañ ko bëgg nañ ko Gambie ak Sénégal dafa mel ni benn kër buñ xaaj ñaari néeg mooy néeg bi français yi moom ko néeg bi anglais yi moom ko waaye benn kër la ñoo bokk ndey ak baay ñi ngay sëyante ñoo bokk koo gis fii Gambia mi ngi am mbokk Sénégal ku nekk koo gis Sénégal mi am mbokk Gambia ñaari dëkk yi rek ngay xam mooy suñ toogee léegi nii muy ay ministre ñaari réew yi ma président yi ñaari réew yi mën nañoo làkk olof ni may làkkee olof ak yow jarul ñu làkk beneen làkk kon nag ñaari réew yëpp ñoo ko mën a seex te ñu am kuréel buñ teg muy Sénégal Gambian Permanent Secretariat boo xam ne mi ngi door depuis June 1967 bi nga xamee Senghor njëkkee dem gisee Jawara ne ko ñun li ñu séq dafa am doole mënuñoo nekk niñ nekkee nii yàlla dogal li am français yi moom ñu fële yéen anglais moom leen te ñu bokk ndey ak baay ñu war a am loo xam ne daf ñooy xaajale loolu warta mën a am kon nag nañ tëral loo xam ne dinañu dimbale ñun ñuy def ay agreement ay MOU ak ay agreement yoo xam ne dina gën a yombal dundin Gambia ak Sénégalais yi si lu bëri loolu esoon ñu teg nag secrétariat bi nga xam ne boobu mooy séntu agreement yi seet lan la ci lan ndax progress bi ndax mi ngi dox ndax doxut su doxut si naka la ñuy def secrétariat boobu moo dunda nag 1967 ba 1981 confédération Bador bu coup d'état ba amee in 1982 yàlla def nag bu confédération Bador secrétariat ba des bi muy mujjee 1980 ci fekk ku tudda Pierre Diouf mooy sénégalais moo nekkoon executive secretary mu am ay Gambien yu bëri fa nekkoon mun naa see tudda sax ki tudd mel ni Ibrahima Mané ambassadeur koo xam ne moom bokk na si mujjee nekk ci secrétariat moom ñeneen ak ñeneen ñu fa nekkoon itam te diggante gi ratax waaye Pierre Diouf moo nekkoon tamit secrétaire general secrétaire confédération bi gaa yi ne léegi comme que secrétaire bi dunda na ba 1988 te gis nañ ne secrétaire confédération baa ngi dunda depuis 1982 kon nag secrétaire bi nañ ko teg so around November 1988 gaa yi teg secrétaire ba bàyyi si confédération secrétaire bi di dox waaye confédération ba nag liñ seen tuwutoon mooy ne 1989 mu tëj moom it bi mu tëjee rek problème am 1991 gaa yi ñëwaat sign out beneen treaty of cooperation diggante Gambie ak Sénégal treaty boobu nag moo jàppale Gambie ak Sénégal ci lu bëri waaw dëgg la jafe-jafe daf di am yenn yi ñu tëj fii booday yenn yi mu am ay xuloo fii ak fële waaye li gën a wóor mooy loolu si politique ba rek la nekk nit ñi ñoom gisee wuñ lu seddaale lu xaajaale Gambie ak Sénégal léegi yàlla def nag 2006 ñaari government yi toogaa ne wax dëgg yàlla lu ñu séqa mu ëppa li ñu xaajale léegi nañ defaat beneen secrétariat kon nañ ko dégg isiwaat mu ñëw dundalaat ko 2011 gars yi sanca secrétariat bi secrétaire boobu moo dunda ba tey léegi nag bu Barrow ñëwee nekkee président mu séntu naka la Sénégal dugale ci loxoom bi ba ndimbal gi am mu yomba ba moom mu nekk président yàlla def Yaya Jammeh dem Barrow ne waaw dëgga ci suma expérience bi ma gis xam naa ne Gambie ak Sénégal lu ñu seq dafa fort kenn mënut leen a xaajale looloo taxoon nag in 2018 one year after bi mu toogee moom ak Sénégal ñu d'accord ne dañoo door lu ñu ooyee presidential council mooy ne experts yi dañoo ñëw toog ñu seet lépp loo xam ne mën naa xëcc si lu baax si diggante Gambie ak Sénégal ñu waxtaanee ko si area si yëpp nag amul dara lañ ci bàyyi
in the area of economics, commerce, mooy trade, mooy commerce, in the area of fisheries, in the area of energy, in the area of diplomacy, in the area of justice, in the area of defense, in the area of trade, in the area of yëpp daal amul dara liñ ci bàyyi loolu yëpp gars yi toog waxtaanee ko benn bu ci nekk ñu gis naka la ñu mën a gën a doolalee seen coopération diggante Gambie ak Sénégal bi loolu amee experts buñ demee ba waxtaan mu am nag ay draft recommendations yi ñu def gars yi jël loolu nag jox ko ministres yi buñ ñëwee ñoom it ñu toog séntu ko gis ne lii neex nañu lii baax na fii mën nañ ko defee nii gën a baaxal na le bu suñ paree ñoom it ñu am lu ñu ooyee joint communiqué bi ñoo jox président yi déglu ko xam ne lii lañ waxtaan lii lañ bamtu lii lañ bugga ñaari réew mun a nekk benn ndax idée bi mooy Gambie ak Sénégal suñ intégration waree am Afrique su mënta dox diggante Gambie ak Sénégal lu mën a dox fenn loolu moo tax nag presidential council bi continue in 2018 beneen bi am in 2020 beneen bi am in 2020 beneen bi am in 2023 ñu nekk si ñeneenteeli presidential council loolu moo tax mu am solo. léegi meeting bii nii lan la moo nekk di séentu parce que gis nañ ne léegi diggante Gambia Sénégal mbir mi mu ngi gën a rata soo seetoon démba jamono Yaaya Jammeh time boobu noonu xuloo bi ak wax bu sey bi dafa bari woon torop diggante ñaari réew mi waaye dafa mel ni Barrow bu mu toogee si place bi mbir mi dafa wàññeeku lu bari koom-koom yi bari dafa ñëw ci ñaari dëkk yi léegi daanaka tey meeting bi dina jeex incha allah lan mooy li nga xam ne meeting bi loolu la moo nekk di seet. waaw li ma la wax leen rek tey am na areas yi yëpp lañ seet par exemple the area of diplomacy seet nañ naka la ñoo doolelee secrétariat bi naka la ñoo doolelee tamit presidential council bi so ñu ngi constitute committee boo xam ne dina review loolu yëpp ñu seet naka lañ leen a doolelee pour mu gën a mun a dëgër gën a yombal li ma la wax rek mooy intégration bi soo bàyyee xel Sénégal seen ministre of foreign affairs dañ ko ooyee ministère de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais à l'étranger mooy the Ministry of African Integration foreign affairs and the Senegalese abroad kon loolu ñoom séntu gi already am nañ ko fa mooy ne ñoom si seen séntu mooy intégration Afrique war na intégré Afrique su intégré te mu mun a moom boppam mu mun a dimbale ci koom-koom am na ay réew yoo xam ne mën na luñ seen boppa am na réew yoo xam ne mën na seen boppa am na réew yoo xam ne seen mineral resources yi dafa néew yenn ñoom ñu am doole yaakaar nañ ne suñ demee nekk am benn maquette am seen products yi ñu yokk ko mën na am doole googu dina leen jox koom-koom boo xam ne ñoom nañ mën a léegi dicter seen prices yi ñoo jaay ci yeneen dëkk yi ñu mun a dëgër goo xam ne dinañ mun a am dal unité bu fort te dina dimbale Afrique mu jóg mu génn ci sonn bi mu nekk kon nag Gambie ak Sénégal fa lañ bugg a dooree seen waxtaan kon nag suñu waree dooree seen waxtaan foofu loolu li mu tekki mooy Gambie ak Sénégal buñ toogee tey sax waxtaan bi ko gën a rafetal mooy biñ demee ku nekkal la kay laaka français laaka anglais ba pare ñoom ñëpp laaka olof ndax ñëpp léegi war nañoo mën a dégg olof kon nag loolu moo nekkoon seedee ne wax dëgg yàlla ñun am na lu bari mën nañ koy def loo xam ne mën naa gën a yomb suñu diggante soo biñ demee ces corporations yi ñu ici li ma la waxee rek ñu ici defense ñu ici border management defense bi ñuy dooleel suñu ñaari militaires yi ba pare mu am ay training facilities yoo xam ne dañ koy def ak corporate joint programme su ñooy def par exemple suñu waree def border patrol ak yooyu noonu mun nañ koo defandoor together nga xam ne loolu dafa gën a yokka sécurité bi ak peace bi si biir dëkk bi ñaari dëkk yi ba pare ñu seet defense da nga tudda border management mooy naka la ñoo seetee pour ensure li ñi nekk ci border bi duñ am ay problème duñ am ay xam nañ ne am na ay conflits yu ndaw yu nekk ci dëkk yi comme Dar es Salaam Touba tranquille yooyu ñàkk a déggoo yooyu noonu mën naa war a ñàkk a am ak yeneen dëkk yi yeneen frontières yeneen ay affaires yi li suuf la parce que li nga gis ne nawet su ñëwee ñeneen dañuy bëgg a béy waaye suñ cosaan garaaw fii mooy ne suuf si ñëpp a ko moom waaye léegi comme que xale yi ndaw yaa ngay jóg
ñu ngi bëgg a seet ne suuf si nag war nañoo xam kan ko moom ndax Gambia la na Sénégal loolu laajte na tey Gambia ak Sénégal ñu def lu ñu ooyee border pegging densification bi mooy tax bi ku nekk xam fii la Gambia am fii la Sénégal loolu waaye loolu du pour xaajale loolu pour yombal management ba nga xam ne su dee yow bu Gambien nga sa suuf sa tool a ngi woon Sénégal mën ngaa dem defar kayit ci amul benn problème Sénégal na nga defar kayit nga moom ko yow mi nekk Sénégal su dee yaa ngi amoon suuf si biir Gambie su buggee soo ko bëggatee jaay boo ko moom yow tamit dañ la defaral kayit amul benn problème teqa du ci nekk kon yooyu yëpp bokk na ci liggéey bu ñoo def ci Joint Border Commission ba pare ñu ñëw nag ci affaire yi économie loolu di nga war a xool affaire yi trade par exemple trade customs finance li ñu ooyee transit trade yooyu yëpp waxtaanee nañ ko naka la ñoo amee business boo xam ne di nga mën a génnee marchandise doore ko si port bi nga ànda moom ba Mali maa Guinée Bissau maa Guinée Conakry fekk doo am texa yu métti ñu la fayeku lu bëri loolu tamit waxtaan boobu ngi continuer ndax xam nañ ne am na ay ba léegi ay texa especially goods yu jógee Gambia fii di war a dem Mali ak yooyu noonu waaye loolu am nañ ay solution yu ñu teg te yooyu yëpp ñu ngi ko defal lu ñu ooyee road map pour ñu mun ko achieve ba pare bokk na ci tamit waxtaan yoo xam ne isi nañ ko ci pour génnee barrage yi nga xam ne nit ñi duñ sonn léegi di leen ñu leen a stop every point naan la waxaara dañ la check sa kayit ak yooyu maa dañoo wàcce sa marchandise loolu yëpp ñu ngi koy bokk na ci waxtaan bi pour ñu mun koo génnee bokk na ci tamit in the area of transport nga xam ne Dakar Dem Dikk ak GTS yi nga xam ne yooyu mooy national buses yi dinañ mun a jógee seen port from Banjul dem ba egga si port bi in Dakar nga xam ne boobu tamit dinañ am di same thing bu jógee Dakar ñëw Banjul muy moto Sénégal muy Dakar Dem Dikk mu bu Sénégal muy GTS yi bu Gambia nga xam ne loolu du am benn texa parce que mun naa egg Dakar dem direct ba Banjul maa mu jógee Banjul ñëw direct Dakar te du sonna ci yoon bi duñ ko sonal ci dara te loolu yëpp bokk na ci waxtaan bi ñoo def pour dooleel affaire yooyu door nañ ba pare waaye dañ koy gën a yaatal te tamit am na yeneen waxtaan yooyu mënuma ko fee bantu waaye nekk bokk na ci ay fisheries bokk na ci ay environment bokk na ci ay water resources bokk na ci ay hydro power bokk na ci énergie mooy courant bi ñu ñëpp gis nañ courant bi jafe-jafe bi ñooy am muy Gambie ak Sénégal kon nag ay agreement yëpp lañ wax waaye xaaral ma wax la tey lan moo gën a interesting président yi buñ doon wax Barrow for exemple mu ne ñun nag dañ yaagaa def ay théorie dañ war a génn si théorie nañ dem ci practice théorie rek dafa ñoo yàggal file nañ dem ci practice ba pare tamit président Diomaye Faye ne ko man xam naa ne ñi suma ministre yëpp toog nii wax naa leen lu set wécc ne lépp lu Gambie soxla lii gën a yombal si diggante waruñ see hésité xateex kon no obstacles kon dafa mel ni ñii already joxe nañ seen kàddu wane nañ ne ñun techniciens yi war nañ see jóg ñu mun a liggéey nga xam ne ñaari dëkk yi dinañ moom seen boppa ñu mun a liggéey together ñu am open market ñu xool trade of local goods yoo xam ne mun nañ koo jaay Gambie mun koo jaay Sénégal nga xam ne Gambie ak Sénégal yëpp ñoo seen njëriñoo kon nag alhamdulillah fourth presidential council bi daal conclusion bi fi mu toll mooy dëgg dina gën a ratax suñu diggante dina gën a yaatu suñu diggante te dina gën a baax suñu diggante at the end nit ñi ñoo seen njëriñoo te ñi président si nangu nañ ne nit ñaa leen fa teg waaye loolu lañ bëgg nag nit ñi am njëriñoo coopération bi Gambie ak Sénégal nga xam ne jafe-jafe du ci am. Finally, Professor, this is in English. The meeting, the Senegal-Gambia meeting, is taking place at a time when the president of Senegal flew to Banjul, where there was no communique issue. The press, as you know, ran with the meeting, and there was so much speculation. Do you think these were some of the issues that President Diomaye discussed with Barrow? Now everything has been unveiled. From your perspective, what do you think about the present dispensation, especially the current meeting that you guys are attending, the context of the political integration? Well, first of all, the Presidential Council meeting has been planned and agreed upon long time before President Diomaye decided to come to Banjul. So I don't think there's any connection to it. But let us be very clear. President Diomaye and President Barrow are building a relationship between themselves. And it's understandable that if there is any need, if President Diomaye should have any need with President Barrow, he can fly, he can call, they can meet at any time.
There shouldn't be any restrictions to it. There shouldn't be any complications to that. The same thing can apply to Barrow. President Barrow wanting to go and meet President Jomai. He can fly over and come. I'm sure because of the elderly nature of President Barrow, being an elder brother, if President Jomai wants to discuss something, or even if President Barrow wants to discuss something with President Jomai, President Jomai will fly over. So let's not see this as strain. Let's not. This is in fact the reason why the integration will look very, very real. Because these presidents don't see any obstacle having to meet when they need it. And if they have to meet, one has to fly and meet the other. Naturally. I mean, there's no way they can. But they can talk on the phone. Well, that's the whole point. They can talk on the phone. But there are times when they will need probably to meet. I mean, it is at their discretion. They can use any means possible to meet. Like if President Jomai felt that meeting President Barrow was the most effective manner in which he can discuss issues, probably highly confidential, which he didn't think should probably pass through a communication by phone, well, he has the right to do that. And President Barrow can always take an occasion to come over to Senegal and meet President Jomai on matters like that. You see, contrary to what other countries are going to face with regard to their diplomacy, the Gambia and Senegal, and here I want to reiterate what President Barrow said. He said there is no diplomacy as such. That kind of diplomacy cannot exist between Gambia and Senegal. It's like when you have two wives and they're in the same concession. And then, if you're going to one wife or going to one wife, you don't need to find an excuse to do that. They're already in the same home. They're already part of the family. So that is what the President Barrow and President Jomai is saying. They are colleagues and brothers in the same colonial space. They don't see it even as two colonial spaces. They see this as one family in two colonial inheritances. So they don't see any restriction in their meeting. So I'm sure President Jomai knows why he came to Banjul. He doesn't have to tell anyone. In fact, I can tell you when the secretariat that was informed late that he was coming there in the Gambia, we were told that it was not an official visit. And presidents can come to other countries without it being a walking visit. I'm sorry, it is not a walking visit because they said he came for a walking visit. It was not a walking visit. He came for a personal reason and he wanted to see President Barrow and discuss with him this personal reason. And these ones have not been divulged to anyone until now, not to the press, nobody. So they have that prerogative as two presidents to discuss on the phone, as you said, but they also have the right to come and meet and then discuss if they so wish. That is the best means by which they can discuss issues. Thank you so much, Professor Chernomar Barry of the Senegal-Gambia Secretariat, for unpacking everything for us so brilliantly. Thank you. We wish you all the best. And thank you very much, Chief Balde. Thank you. All right. Thank you so much. Bon sens, as they say in French. Merci beaucoup. Bonne chance à vous aussi. Okay.